di rafetlu seen ànd ak seen kóolute ci télé Futurs Médias mbokk yeeg xaritu ñuy seetaan daleen ak jàmm ci xibaaru diggu bëccëg gi kuréel gi yor wàllu kaaraange ca makkaanu jëwriñ bi ñu dénk réew mi dooraab saytu ngir indi ay leeral ci coowal sinébar bi lëmbee police bi ñu ne ñenn ca liggéeykat yu OCRTIS door nañu di leen woolu ak def loole ñu naan l'enquête lépp nag ngir indi ay leeral ci mbir mu ni mel jëwriñ bi ñu dénk wàllu bonne gouvernance addu jëmale ci sinébar boobile Abdou Latif Coulibaly xamle ne mbir mi dina leer fii ak fan yu néew daañu gindi askan wi ci sinébar boobile ba noppi jël matuwaay yi ci wax moom Abdou Latif Coulibaly doon jàkkaarloo ak taskatu xibaar yi sànq la woon xibaaru biti réew yi ca Mali réewum Nigéria yóbbu woon foofe ca Mali ba fitna gi di door junniy takk der ca lim boobile dina am ñoom ñu delluwaat fële ca seenum réew Alassane Dramane Ouattara moo ko xamle gannaaw ba ko njiitu réew bu Nigéria yónnee ab bataaxal mu ne Goodluck Jonathan lu tax mu def lu ni mel tolluwaayu Nigéria moo ko laaj xibaaru tàggat yaram yi daañ ci ñëw li ci yéenekaay yi naka noonu yaatal gi nes tuut lay doon. rafetlu ànd bi ak kóolute bi ci télévision Futurs Médias mbokki xarit ñu seetaan da leen ak jàmm xibaaru diggu bëccëg gi ñu dooree ko ak audition bi nga xam ne door nañ ko bu leen ko déggee mooy saytu ñëpp ñoo xam ne daal dañoo laal wala ñu bokk ca loolee ñu naan tuuma la ndax tuuma la ñu ko mën a jàppee ne ñu jamono ji muy coowal sinébar bi lëmbe police bi kuréel gi saytu lépp lu jëm ci wàllu kaaraange nekk ca makkaanu jëwriñ bi ñu dénk wàllu biir réew mi ñoom la ñu dénk boobilee liggéey ñu ne nag laaj bi ci li mu aju rek mooy indi ay leeral ci mbir mi ba bu fekkee ni am na ñu leeral ko bu amul it naka noonu ñu génn ci daal askan wi Abdou Latif Coulibaly di jëwriñ bi ñu dénk wàllu bonne gouvernance moom it doxalin boobee la am ndax tey jii dafa janoo ak taskatu xibaar yi ngir gindi askan wi ci liggéeyub nguur gi waaye it indi ay leeral ci sinébar boobile moom Abdou Latif Coulibaly xamle ne dinañu gindi askan wi maanaam daal lépp dina leer fii ak i fan te ne bu leeree ba noppi it matuwaay yi ci war ñoom daañu ko jël loole nag mi ngi ko xamle di ay kàddu yu mu yëkkati ci ndaje mi mu doon janoo ak taskatu xibaar yi ndaje moomee sànq ci suba la doon ñu des ba tey ci sinébar bi lëmbe police su Sénégal muy ay tuuma yoo xam ne commissaire Keita yëkkati na ko mu indi jiixi jaaxa ci askan wi moo ne day ñu bëri ci borom xam-xam yi ne loolee du gulet muy am fii ci Sénégal ak it ci yeneeni réew maanaam daal drogue boo xam ne laale na ak ñoo xam ne dañuy ay takk dera Babacar Tunkara ci ay leeral. xibaar bi yëngal na réew mi ñaari kilifa wu alkaati la ñuy tuumaal jaayum drogue wax ji fu kawe la daanoo commissaire Cheikhna Keita kilifa woon ci kër gi ñu dénk lépp lu jëm ci wàllum drogue di tuumaal njiitu police gi di Abdoulaye Niang ne kilifa la ci njaayum drogue waaye ay këyit yu suñu mbokk taskatu xibaar yi siiwal di ko ci duut baaraam moom commissaire Keita ne day liggéey ak ay trafiquants au Nigérian ba mu jural ko sax ñàkkum ndomba tànkam ab mbir buy tuutal police su Sénégal lii du lu njëkk ci jaar-jaaru Sénégal ñu ngi fàttaliku ba tey Abdoulaye Wade mi baaloon Johanna Suzana laata muy delloo lenge yi Macky Sall nekkoon garde du corps bu première dame woon ca Afrique du Sud di wuyoo de Klerk gannaaw ba ñu ko tëjee woon fukki at ndax jaayum drogue ci àdduna wërngal këpp. Guinée Bissau it ca avril ci at mi lu ñu mel fa amoon ak takku deru Drug Enforcement Administration DEA pour l'Amérique yi fa jàppoon contre amiral bi retraité di José Américo Bubo Nachuto mi ñuy jiiñ ne bokk na ci jaaykatu drogue yi gën a mag ci Afrique sowu jant jamono ji ñu nga ko tëj ca New York. Mali it desut gannaaw ngi fàttali ko ba tey mbirum air cocaïne ba ca novembre 2009 ak benn Boeing 727 bi defoon drogue bu takku wàccoon ca Sinkrebaka mi féete Sahara ca bët gànnaaru réewum Mali. mbir mi gisoon loxowu l'armée France bi doon taqal ak kilifa yu kawe ca Mali bokk na ci meeru takkin bi di Ould Cheikh. ca France ci atum 2011 ñaareelu kilifa wu police judiciaire bu Lyon Michel Neyret la ñu taqaloon ci mbiru ger càcc ak njaayum drogue di lu yëngaloon dëkk.
Babacar Tunkara ñu lay jaajëfal. ñu des ba tey ci wàllu sinébar boobile bu nu xoolee gëstu yi wane na ne boobee liggéey dooru tey maanaam daal diggante ñi nga xam ne dañuy trafiqué loolee di sinébar ak ay takk der ñu ne loolu lu yàgg la liñ ci gën a nemmeeku mooy bi ci gën a siiw di bi nga xam ne doxoon na diggante ak ki yëngu ci wàllu sinébar di doomu Nigéria ñu koy woowee John Obi Michael moom nag loolee sax liggéeyam boobee taxoon na ñu daal di dàq benn régisseur boo xam ne dafa nekkoon ci ab kaso daan fa liggéeyee di ab takk der xaw a signaté lañ ci yàndal. John Ezeyadi Obi ñi ko xamul moom nag moom ab ressortissant nigérien la ñu daal di koy condamné juróom-ñaari atu kaso ngir trafic international u sinébar moom mi ñu ngi ko jàppee fi nga xamante ne moo di station balnéaire bu Saly Portudal fekk nañ ci loxoom lu toll ci 21 kilogramme sinébar bu dëgër bi mu daal di koy séddale ci juróom-ñett bulet ak 20 briques loolee nag mi ngi am ci fukki fan ak ñeent ci weeru juin ci atum 2007. ci occasion boobu ci la takk der yi daal di def ab perquisition ñu ngi ko fekk ci fukk ak benn néeg yi nga xamante ne moom la jëloon ci benn hôtel bu nekk fii ci réew mi foofee nag ñu ngi fa fekk lu toll ci juróom-ñeent billets d'avion ak ay xaalis yu takku lu ci mel ni euro dollar américain ouguiyas ak franc guinéen ressortissant nigérien bi gannaaw bi ñu ko condamné lu toll ci juróom-ñaari atu kaso ñeneen ñi mu àndaloon ku ci mel ni béninoise bi nga xamante ne moo di Emilienne Gandourou ak Ernesto Anavo Analiefo ñooñee dinañ tëdd lu toll ci juróomi atu kaso ci noonee nag la ñu jël ki nga xamante ne moo di John Obi daal di koy transféré fi nga xamante ne mooy kasowu Ndar moom mee nag dana fa amal lu toll ci fukki atu kaso ngir li nga xamante ne moo di blanchiment d'argent ak ab amende bu toll ci ñeenti téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-ñeent millions. John Obi nag daanaka léegi fukki atu kaso lay tëdd gannaaw bi mu jeexalulee daan biñ ko daanoon maanaam juróom-ñaari atu kaso yi léegi yokkaat nañ ci beneen daan bu toll ci ñetti atu kaso ndax jàppaat nañ ko fi nga xamante ne moo di aéroport Léopold Sédar Senghor fekk ci loxoom lu toll ci téeméer rek ñaar fukk ak juróomi millions ci francs CFA loolee nag gannaaw bi ko douane tegee loxo daan nañ jël ci lu toll ci 70% ci xaalis bu mu yoroon. awa signaté jàngat boobilee li ko undu mooy wàllum sinébar bi lëmbee police jamono yi ñu ne nag maanaam koor la boo xam ne daal dafa yëngu ndaxte tuuma yi bu fekkee ni am la wala du am tuuma yu doy waar la ci wàllu police ku nekk xam na ne police mooy yor bokk na ci ñu yor kaaraange askan bu lu ni mel amee day indi jiixi jaaxa ak jaaxle ci ñenn ñi rawatina ci ñi nga xam ne dañu cee teg seen yaakaar leeral yi ak Hadiata la ci diiru ay weer xew-xew yu bari yëngal na fi police bi yu ci mujj rekk bokk na ci tukki nemmeeku bi député Omar Sarr defi woon Mauritanie te fekk dañ ko tere woon mu génn réew mi sàggante bi tax ñu jëlee fi Codé Mbeng ci boppu police bi ki ko waroon a wuutu tamit di commissaire Ibrahima Diallo ñu ciy xel ñaar ba mujj faa teg kii di commissaire Abdoulaye Niang maire bi cantakun yi meroon te yàq alalu jàmbur yu bari ci xolu Ndakaaru te betoon takk der yi ak njiitu réew mi sax wane na sooxe bi am ci aar kaaraange askan wi lim bi yamul foofu njiitu police bi woon di Amadou Toto Sarr moom it tegoon nañ ko loxo ne dafa dugal loxam ci mbirum bateau Defender mu doon yëngu ci wàllum njaayum ngànnaay commissaire Cheikhna Keita di njiitu OCRTIS mi tuumaal Abdoulaye Niang di njiitu police bi ne dafa bokk ci ñi yombal njaayum sinébar bi mooy bu mujj ci jéye yu xew ci biir police bi muy ay xew-xew yu bari yuy gindi ci feebar bi suñu police feebar ñëpp di ko ci joxañ te ñu nawoon ko lool ministre bi yor wàllu kaaraange gi daldi ne xeex la diggante ñaari commissaire lu ci mënte am xeex bi du ndamu police tilimal na deram bi ñëpp doon rafetlu liggéey bi mu doon def ci réew mi. Adia Talla gannaaw sinébar boobu la ñu wax leneen ci xibaaru diggu bëccëg gi ñii ay soxna lañu li ñu bëgg mooy bëggatuñoo fekkee maanaam fitna ci jamono yi jongantey palub njiitu réew wala gox ak goxaan moo xam jongante bu mu ci mën a doon loole tax nañu daal di lëkkaloo ci ak kuréel daje ci ab bërëb fii ci Ndakaaru waxtaane lu ni mel ak naka la ñuy def ba jëmmal seenu kuréel Papa Cheikh Diouf ànd ak Alioune Diagne teewal fa télévision Futur Média. ut ay taxawaay yuy indi jàmm ju sax ci réew mi ak bitim réew loolu mooy bëggu-bëggu soxna yi nekk ci plateforme ngir ay élection yu bari jàmm. plateforme bi taxaw tey bi nga xam ne dafay xool élection yi lu muy def ba dëgëral ko ba xam ne élection yu am Sénégal yëpp day nekk élection wu jàmm élection xam nañ ne ci réew yu bare day mujjee ci ay violence ak ci ay conflits yoo xam ne bu tàmbalee day
day jafe jeexal kon plateforme bi taxaw ne moom li muy def daanaka prévention la ngir bés bu ñu amee élection du mujjee ci violence. ci loolu nguuru Sénégal fas na yéene ànd ak soxna yi lay. ministère bi mu ngi joué mu ngi def li ko wax ubbi na ay buntam ubbi na ay direction pour que plateforme bi ci yi muy soxla yëpp mu mën a am ñu muy waxal ci ministère bi ñu muy jàppalante ak su amee ay formation ministère bi taxaw na pour jàpp ci su amee tam ay financement yoo xam ne soxla na ko su bindee projet indi ko dina doon loo xam ne ministère bi dina taxaw pour jàpp ci. soxna yi li ñu namm mooy sumb ab xeex ngir élection yu jaar yoon te bañ a am benn rëkk-rëkk. Nous voulons que le lendemain des élections, le surlendemain. suñu bëgg-bëgg mooy saa bu élection amee résultat yi ñëpp nangu ko bu dul loolu bu safaan amee jigéen ñi ak xale yi ñoo ci gën a sonn. Violence. Quand il y a violence, ce sont les femmes, les enfants qui sont les premières victimes. ci lël bile plateforme soxna yi di xamal njiiti réew mi ne nguur kenn du ko amee ci ngànnaay waaye ci woteel yu leer nañ. Pape Cheikh Diouf beneen kuréel ñu nekk ca hôpital Abass Ndao di ñenn ci ay liggéeykat démb nag dañoo amaloon am ndaje ma ñu ko amaloon ci seen bërëbu liggéeyukaay boobee li ñuy ñaawlu nag mooy doxalinu njiit ya ca boobilee hôpital ñu ne ñoom ñoo pasare koppar yi ñëpp bokk di koppari hôpital ba loolee tax na ñu taxawalaat doxalin bu yees di ab plateforme boo xam ne dañoo bëgg ñu bàyyi ci ay gët bu baax a baax ki fa teewaloon télévision Futurs Médias Aminata Mbaye Fall ànd ci ak Mar Dieng. njiitu l'hôpital bi moo waral waa Abass Ndao xëy jàkkaarloo ak taskatu xibaar yi bu ñu sukkandikoo ci syndicaliste yi njiit boobule respecté wul sart yi ñu tëraloon ngir jubbanti l'hôpital bi di suuf boobu ba léegi. hôpital Abass Ndao dafa toll ci ay guddi yoo xam ne dafa metti bi li ci gën a metti mooy doomu aadama sooy liggéey ba weer dee nga dem ba fukki fan ak juróom-ñett fayee ko dafa metti hôpital ni ñu ko géré dafa tegul ci yoon. njiitu l'hôpital bi ñu tuumaal moom nee na ñaxtuk syndicaliste yi lee lu ko bett la xamul it lu waral payoor yi tardé ba léegi. wàllu payoor man yoruma xaalis man ay kayit rek laa yore man du ma yor xaalis mais damay sàkku liggéey pour que xaalis bi war a dugg fu mu war a dem mu dem fu mu war a dem xaalis bi ki ko yor mooy ki ñuy wax comptable bi kooku trésor moo ko fi indi mooy trésor public rek bi ñu dugal fii ci biir hôpital bi xaalis kay moo ko yor man chaque mois bu weer bi dee dinaa signer lépp li ma war a signer pour ñu fay salaire yi bu demee ci moom nag bu fayul nag te waxuma lu tax fayuma man ak yéen ak ñoom ñoo si yem. tuumal moom yomb na trop mais ñi ma xam fi ma jaar fi ma jàngee fi ma jóge xam nañ man ban façon nit laa. dossier bi nag fi mu toll moo ngi ci loxo yu yoon waate laata boobu syndicaliste yi dëgmal nañu ab plan d'action bokk na ci ay réunion semaine bu ne ab dox ñaxtu jéego bu mujj bi di ab grève générale. Aminata Mbaye Fall ñu wax ci leneen xibaaru biti réew yi ni leen ko waxe woon ci boppu xibaar yi réewum Nigéria yabaloon junni takk der ca Mali ba fitna ga dooree ba léegi fi mu ne nii njiitu réew ma sàkku na ñenn ci ñoom ñu dellu siwaat ki ko xamle di Alassane Dramane Ouattara mu ne nag li tax Goodluck Jonathan am doxalin bu ni mel tolluwaayu réew ma moo ko laaj fitna ga ak yenn ci bànqaasi way fipp ya bokk na ca Boko Haram xibaari biti réew yi dañ ci ànd ak Fatick ku ne dem doore ko foofee ca Mali ak Nigéria. réewum Nigéria dina jël ñenn ci junni soldaam ya mu yabaloon ca Mali njiitu réewum Côte d'Ivoire Alassane Ouattara moo ko xamle ni ki démb ci ndaje bi ñeel réew yi fare Afrique sowu jant bokk xaalis li waral nag réewum Nigéria kon di jël soldaam soosé bokk na ci tolluwaay réew ma jamono yi. Détroit, le berceau de Détroit ci Amérique di diwaan boo xamante ne fa la defar oto fekk baax ne nañ nag dafa ndërmelu jamono yi li ko waral moo di ne bor bu jéggi dayo bu mu amee ñu xayma ko ci fukki milliards ak juróom-ñett ak lu toftal wala fukki milliards ak ñeent ci euro gouverneur bu état bu Michigan Derek Snyder yëkkati na ay kàddu nee na nag décision bu metti la waaye lu ñu bëgg rek moom mooy fexe ba askan way yeewoo foofu mën a jot ci yenn jumtukaay bañ a am benn jafe-jafe waaye tamit seen taxawaay moom mooy fexe ba Détroit mën a taxawaat bu baax ci wàllu koppar ak koom-koom. Le taux de criminalité.
Bob Seldon Liddy la ñu koy wax jàpp nañu ko ca Panama gannaaw ay at yu mu dawoon moom moomee nekkoon njiitu CIA yoon bu Italie mi ngi ko doon topp gàlloon na sax ci ndoddom lu toll ci juróom-ñeenti ati kaso la ñu koy tuumal nag mooy benn imam bu Égypte bu mu fëkkoon mu wuyoo ci turu Abu Omar moom moomee nag di Abu Omar ñuy xamle sax ni réewum Italie mayoon na ko sañ-sañ ngir mu dund foofu waaye gannaaw bi lañ ko daal di fëkk ca tali Milan ya buñ ko fëkkee dañ ko daal di yóbbu ca Égypte di ko fa mettital di ko bunxataal yoon ca Italie daal nay sàkku nag ñu jox ko ndàmpaay lu toll ci 1 million ak genn wàll ci euro moom moomee di Abu Omar ak soxnaam. bàkku baa ngoog tàggat yaram dafay daanoo ji fële ca Mauritanie ñu dem Nouakchott fekk fa Mame Fatou Ndoye Mame Fatou nekk ci ligne bi ñu fara waxtaanee lu soxal éliminatoire CHAN 2014 Mame Fatou sunu gaynde yi yegg si nañu foofee ca Mauritanie ni ki démb ginnaaw bi ma la nuyoo lan la ñu mën a jàpp waxtu wi foofee ca Mauritanie ak sunu gaynde yeeg waajalu jongante boobee. waaw maa ngi lay fay Fatignan effectivement ni nga ko waxee ñoom ñooñu jiitu kawam parce que ñoom ils sont arrivés ci àllarba bi donc jot nañ fi def ñaari séance d'entraînement mercredi ak jeudi day mën a séance huis clos la woon mais en fait li ñu mën a jàpp mooy pour le moment groupe bi ñëpp ngi fi et puis ñëpp ngi ci jàmm am nañu wér-gu-yaram donc groupe au complet amul donc lu ñuy signalé ci wàllu blessure donc côté boobu déjà donc mën nañu rassurer ñëpp ñi nga xam ne ñooy suivre équipe nationale du Sénégal. ci beneen wàll bi tamit mooy heure entraînement yi parce que xam nga fii ñu nekk Nouakchott dafa tàng bu baax instant yi may wax ak yow nii dafa mbooyee donc xam naa on doit soriwuñu ay 38 degrés 40 degrés donc loolu tax ñu décalé match bi def ko 22 heures ci guddi yi léegi nag suñu joueurs yi ñoom dañuy entraîné wu souvent vers 20 heures donc matinal bi ak après-midi bi yëpp pratiquement li ñuy def rek mooy récupération tëdd seen nekk yi añ parce que wóoruñu aussi loolu option staff technique bu équipe nationale du Sénégal la dañu décidé que joueurs yi nga xam ne dañu war a compétir suba duñu woor donc léegi nii lañ jógee seen hôtel ñu fekk leen ñuy añ donc guddi gi la ñuy entraîner à partir de 20h ba 21h une heure de séance d'entraînement pour que mën a jouer donc demain 22h ci wàllu ambiance aussi si Nouakchott li ñu mën a wax mooy ni que daje nañu pas mal de Mauritaniens yoo xam ne ñoom ils sont très confiants li leen may nag confiance mooy li ñu gis ci match aller bi parce que ñu bëri dañ ne équipe Mauritanie bi dafa sonal équipe bu Sénégal bi exploit individuel moo tax ñu gagné 1-0 looloo tax nag fii Mauritanien boo romb rek da lay ne suba moom dañu nar a gagné donc ñoom vraiment am nañu yaakaar waaye bi ñu laajee aussi coach bi nga xam ne mooy coach équipe nationale du Sénégal li ñu tontu rek mooy ni que moom dafa préféré dajeeg équipe boo xam ne dafa am confiance dafa am wóolu ci boppam te mën nañ xaarandi tamit suba ay changement parce que ni mu ko waxee dafa ni que en fait match bu nekk ak ñi koy joué ak joueurs yi nga xam ne ñoo war a taxaw ci match bi donc yaakaar naa ni suba aussi dinañ am changement ñun suñu équipe nationale donc yaakaar naa ni daal loolu la ñu war a mën a xaar match bi tamit ñu fàttali ni rek ça se jouera à guichet fermé donc mooy ni que Mauritaniens yi dinañ ñëw ak seen pression ak seen public ak seen supporters yi pour fexe ni ñu renverser tendance bi du doon match bu yomb waaye daal li ñu gis ci donc fi nga xam ne foofu la équipe nationale du Sénégal nekk gis nañ sérénité calme donc entraînement bi tey ci guddi le 20h donc la ñuy gën a am ay leeral ci wàllu changement tactique yi ak taxawaay bi nga xam ne équipe nationale du Sénégal war na ko def donc daal loolu la ñu mën a jàppagum fii ci Nouakchott donc ci wàllu match Sénégal Mauritanie li nga xam ne dina am suba muy côté ci éliminatoire retour CHAN yi Fatou yaakaar naa ni daal. loolu la ñu mën a jàpp ci tënk waaw. Mame Fatou bala ma laa bàyyi sànq ne nga Mauritanie dafa mel ni daal confiance la ñu àndal waaye it sunu gaynde yi duñu bàyyi mbir mi mu sedd kon jongante bu nar a neex te metti la nar a doon yaakaar naa. waaw dina neex dina metti am na ñu naan sénégalais yi nañu fexe ba profiter ci li nga xamante ni leer na ni dina am 15 minutes yoo xam ne Mourabitoun ni dañuy ñëw suñu camp dañuy attaquer ndax ñoom ñoo am un but de retard. loolu nag boo ko gisee équipe buy attaqué souvent rek boo moytul buñ la contrer tamit mën nañ la dugal donc fi mu ne nii dégg naa ci ay waxu technicien ñu ne peut-être ci contre-attaque yooyu la ñu mën a profiter suñu attaquants yi faire preuve d'efficacité ci loolu la ñu mën a peut-être rey match bi ba pare xeex nag dañu ragal coono li ñu mën a jàpp aussi peut-être loo xam ne la fait la mais boo xam ne fait parallèle la mooy ni que équipe nationale bu Mauritanie ñoom dañuy woor loolu tax ñuy gën a jouer match bi ci guddi non seulement tàngaay bi mais ñoom dañuy woor
ñun suñu équipe tamit duñu woor xaw ma nag ndax loolu kan la yokk confiance ndax day yokk confiance suñu équipe wala da leen di gën a yokk jom loolu tamit suba dina leer en tout cas match bi daal bëri na engouement fii ci Nouakchott xam naa ni match bu metti lay doon donc comme nag mën nañ am yaakaar parce que Sénégal Mauritanie mosu ko gagné mais comme on dit aussi dans le football il faut bien commencer benn jour résultat am wala performance am donc du doon match bu yomb te équipe bi ñuy dajal tamit mooy équipe bi nga xam ne mooy dem éliminatoire coupe du monde éliminatoire coupe d'Afrique mooy seen équipe daal fañoo fii ci Mauritanie donc yaakaar naa ne du doon match bu yomb mais ni nga ko waxee rek match bu neex lay doon ñuy sant yàlla tamit ci liñ ko joué guddi ndax buñ ko joué woon bëccëg moom yaakaar naa ni journaliste yeeg ni ñu seetaane ñëpp foog naa dinañ dem ardo donc loolu daal yaakaar naa ni loolu lañ mën a xaar suba ci match bi. Mame Fatou Ndoye ñu koy jaajëfal dégg ngeen ni mu ko waxee bu ko fekkee ni jongante ba amaloon nañ ko ci bëccëg dina tar ndaxte température bu jege maanaam ñeent fukki degré yombul ak naaj bu tàng ñu koy jaajëfal du ñàkk mu dellu siwaat ci suñu yeneen i xibaar li ñu mën a jàpp mooy jongante boobee soxal éliminatoire CHAN 2014 sunu gaynde ña nga ca Mauritanie àllarba ba léegi jongante ba suba la ñu ko jàpp guddi la ñu koy amalee maam indi na ci ay leeral Mauritanie dañuy woor loolee tax na ñuy amal jongante ba guddi ñu koy jaajëfal ñu des ba tey ci xibaaru tàggat yaram bi wax ci beneen tàggat yaram basket ak sunu gaynde yi gannaaw ba nu amalee daal seen jongante bu mujj ñu amaloon ko ci atum 2011 fële ca Bamako mbir ma nag metti woon na ci ñoom fi mu ne nii nag sunu gaynde yi basket yi soxna yi li ñu bëgg rek mooy daal di jëlaat li nga xam ne moom mooy seen titre Cheikh Sadbou Diarra daa demoon ci seen benn séance d'entraînement ñu teewlu li mu fa jëlee. sunu gaynde yu jigéen ñi pare nañu ngir jëlaat seen ndam bi ñu ñàkkoon ca Mali juróom-ñeent ci ñaar fukk ak ñeent gaynde yooyu door nañ seen wàccaay bi ñu xaaj ñaari pàcc. dañu yaakaaroon am ñaar fukki fan ak benn pour entraîner fi mu ne fukki fan ak juróom rek la ñu am pour entraîner mais garaaw loolu li nga xam ne moo ëpp solo parce que bu ñu entraîner fukki fan ak juróom dañu dem jouer 5 match juróomi match ñaari match ak Florida. ak yeneen ñetti match contre équipe nationale espagnole et match yooyu suñ ci paree dañ xam xale yan ñoo capable jouer pour équipe bi après ñu tàggat leen corriger yenn affaires yi après dem en Europe jouer fa quelques matchs avant ñu dem champion d'Afrique. gaynde yu jigéen ñi rafetlu nañu regroupement bi ci teel a door bi taxul ñu ngi sàkku ci nguur gi mu jàppale leen. nañu parce que xam nga liggéey moom doo ko teelee démarrer rek lépp looy wut rek di nga ko am parce que tamit nga toog ba dernier moment bugg a commencer préparation championnat d'Afrique dafay metti parce que après di nga forcer après blessé am te du blessé amee moom équipe bi dina doy waar léegi yàlla def na ñu teel a commencer ñu ngi ñaan autorités yi jàppale ñu xam ne na équipe nationale la on est des Lions def nañu loo xam ne fii war nañ ñoo war a mën a jàppale loolu rek laay ñaan nañu autorités yi jàppale incha allah waaye. mbébétu gaynde yu jigéen ñi leer na mooy jël ndam li ci 2013 bi. soxla ñuy wax objectif parce que dañoo tàmm ak en tout cas jouer le titre comme on dit on va essayer de jouer le titre et jëm aussi qualifier championnat du monde. jëm a góorgóorlu ak li ñu am rek jëm a def dara comme que pays bu ndaw la ñu en tout cas ñu ngi ñaan autorités yi ñu jëm ci jàpp pour que xale yi bañ a manqué dara bañ a joytu dara pour que lépp mën a sotti quoi incha allah. Afro basket bu jigéen ñi ca Maputo 2013 ñu ngi ko nar a amal ci ñaar fukki fan ba ci ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru septembre bii di ñëw. équipe bi nag ñu ngi am yaakaar laata ay bés bii di ñëw mu mat. Cheikh Sadbou Diarra ñu lay jaajëfal ginnaaw tàggat yaram beneen ponk ci xibaaru diggu bëccëg gi mbokk yi li ci yéenekaay yi ñu ci ànd ak Fatimata Ba. dal leen ak jàmm ci li ci yéenekaay yi mboolem yéenekaay yooyee des ba tey ci mbirum drogue bi lëmbee polisu Sénégal maa ngi dem ak xel mu dal te it rëccuwuma dara ci li ma def lilee di ay kàddu yu tukkee ci commissaire Cheikh Sadbou Keita dem na de ndax démb la doon amal ab passation de service am ak ki ko wuutu ci bopp OCRTIS waaye nag l'observateur ne am na lu mu yóbbaale ndax jëwriñ bi ñu dénk wàllu biir réew mi di général Pathé Seck jox na ko ab demande d'explication ndax bi mu bindee rapport boobee di tuumaal Abdoulaye Niang jiital police dafa jalgati charte yu bëri moom commissaire Keita nag l'observateur ne digganteem ak Abdoulaye Niang neexutoon benn yoon ba tax na lii règlement de compte la gën a nuru Macky Sall moom ay résultat wu l'enquête bi lay xaar te it nu mu gën a gaawee moo ko gënal laas feelu ko ni ko président kay dafa mer ba futu ndax ca conseil des ministres ba amoon démb loolee rek lañ fa doon waxtaanee te boo moyul bu l'enquête bi jeexee ñu bëri dinañ tekki seen i ndomba tànk direction de l'inspection des services de sécurité moo yor enquête bi leneen
mel ni kay moo di Interpol ci boppam dugal na loxoom ci mbir moomee muy wone ne dafa doy waar moom commissaire Keita ragalul benn yoon ndax nee na lu mel nii tiitalu ko donte sax ñu mu doon liggéey ñoom rafetlu wu ñu doxalinam nee nañ ko sàcc la teg ci itam traître la waaye nee na loolu daal yëngalu ko Macky Sall moom jot na ci résultat wu l'enquête bi rek moo di am na ñoo xamante ni wàcc nañu Walfadjri ne loolee kay kenn laam-laametu ko ndax scandale bi dafa jéggi dayoo faaw rek mu am ñu mu yóbbaale Le Quotidien ne mbir mi kay romb na jéggi dayoo ndax américains yi seen bopp dugal nañu seen loxo ci mbir mi ambassade américaine jot na xamal Macky Sall ne rafetlu wuñu li xew yéenekaay bi ne loolee sax moo gën a tiital Macky Sall jamono yi Le Populaire ne ko waaw loolee tax kay Macky Sall yàkkamte jot ci résultat wu l'enquête boobee ba mu mën ca tirer ay conclusion mbir mi jeex yéenekaay bi ne moo tax it Pathé Seck itam amatul jàmm ndax nelawatul ba yandoor Le Sud Quotidien moom ci xëtam bu njëkk nataalu président Macky Sall ne ci fàng loolee di wone jaaxle bi mu àndal Le Soleil moom mbiru inondation yi moo ko gën a yitteel toll na ci junni ak juróomi téeméer paratonnerre ci biir réew mi lu toll itam ci ñaar fukki immeuble dinañ leen daaneel ci HLM Mariste lii lee di ay dogal yu tukkee ci conseil des ministres bu démb ci tàggat yaram la ñuy àddu làmb jee ci gën a fës Balla Gaye 2 roi des arènes ne mësta génn ndakaaru benn yoon di ut sëriñ moom Balla Gaye 2 jot na avance am ki ko jox di Aziz Ndiaye jox ko itam rakkam ji di Sa Thiès coow li bëri woon na ci ay mbirum cachet waaye combat ba mujj na taxaw diggante Gris Bordeaux ak Tyson mu mel ni saison 2013-2014 bi tàmbali naa jax ba noppi Papis Demba Cissé ay kilifa rafetlu nañu lànk gi mu lànk sol maillot Newcastle bi nga xamante ne dafa am mandarga banque laaj bi kay moo di ndax loolee dina wéy. Fatimata Ba ñu lay jaajëfal yéen tamit naka noonu jaajëfal nañ leen ci teewlu bi mbokk yi xarit ñuy seetaan mu ngoog fii la ñu yem ak yéen ci xibaaru diggu bëccëg gi yeneen jotaayu xibaar rédaction bu Télé Futurs Médias ngoon lay doon ci kàllaamay wolof ak nasaraan ngeen doog jàmm.